vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. nuyu naa leen ci seen plateau le point de la rédaction ñuy amal fii ay waxtaan di ko jëmali ci li nga xamante ni moom mooy actualité rawatina les faits divers. Moustapha Mbaye laa ci àndal. Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la bàyyi nga nuyoo ak mbokki internet yi seetaan Sunugal 24. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu képp koo xamante ne baaxoo nga di ñu teewlu suñu point de la rédaction yi ñuy amal di leen jaajëfal encore une fois. di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen a dugg jamono bii di ñu seetaan en direct ci suñu plateforme Sunugal 24 tey nag Moustapha mbir mu doy waar la ñu am muy loo xam ne si nii xam naa ne dina jafe trop nit ñi seetaan man ko dégg man ko dékku muy mbir moo xam ne si nii mi ngi xewee fële ci Dalifort yi ak kër goo xam ne si nii moom dañ ko defar uniquement rek pour man fa di initier wala di former ay prostituées càgga ci ngeen baal ma ci tur bi mu nekk loo xam ne si nii doy na waar lool ba ñii di brigade des mœurs daal di leen teg loxo muy ñu toll ci fukk ak benn di ay jigéen yoo xam ne si nii dañoo nekkoon ci ab kër tëj ko di fa def naka su dul noonu ki nga xamante si ni moom moo jiite mbir mi nag moom daal di nay wax ak enquêteurs yi moom nee na moom moo doon recruter ñi nga xamante si ñoom ñoo nekk ci kër googu ndax moom moo nekkoon responsable bi te ku xam ne kuy liggéey rek daf ci am pourcentage parce que moom moo leen di loger moo leen di nourrir également moo leen di dugal ci métier boobu tamit former leen bi nga xamante ni dinañ ko mën a def mu jur nag loo xam ne si ni Moustapha coow la suñu réew mi nga xam ne si mooy réewum Sénégal bu ñu demee ba yooyu di fi am te xam naa ni sax am na yeneen yoo xam ne si nii sax mi ngi fi am kër yu mel noonu mais du yomb ñu xam leen parce que kër yu tëju la daanaka guddi ba guddi lañ leen di tijji. Dalifort nag la xewee mi ngi amoon le 21 août dernier bii ñu weesu mooy le 21 août bii ñu génn la xewoon l'observateur moo ci xëy tey indi ci ay leeral donc Moustapha dafa mel ni réew mi day nekk fi daal wóoratul. waaw comme ni nga ko waxee la nekk fi daal wóoratul sax dafay wax joo xam ne peut-être mun na sori tuuti mais li ñuy wax rek mooy wax nga ko léegi say kàddu. dafay loo xamante ne du loo xamante ne bi mooy première fois mu fi am. boo demee wala boo dajee koo xamante ne yàgg na gëstu wala yàgg naa dox biir Ndakaaru mën na jàpp sa loxo dugal la ci ay kër yoo xamante ne yow di nga xam xel ne kër yii mu lay dugal. bu ñu takkoon see ba tekki ko nga ne fii du Sénégal wala du Sénégal moo mel nii. ay maison close lañu ay maison close yoo xamante ne ay circuit lay doon. léegi yow tant que bokkoo ci circuit doo xam ne fii sax nit ñaa ngi fiy dugg ba di ko fréquenter. tellement que kër gi ni muy bindoo la ak ni muy demee xam nga fële li mu nekk Dalifort xam naa peut-être moo tax mu exposé trop. parce que dëkkuwaay yooyu nga xam ne ñii dañuy dugg ñii génn nit ñi dañ ci bàyyi bët. dañ ci bàyyi xel mais am na bërëb yoo xamante ne fii Sénégal yoo xamante ne ñi ngi ko fay defee ak di ko fa jëfee nit ñi duñ sax bàyyi xel. tellement que lépp surtout yenn cités yi wala yenn quartiers yi nga xam ne si dafa nekk voilà résidentiel voilà nit ñi seen bopp donc ñooñu dañuy organiser de telle sorte que mbir mi ni ñu koy defee kenn du ko yëg. maintenant léegi nag loolu li ci am solo rek mooy ak li ci jar a bàyyi xel mooy liggéey bi nga xamante ne dëkkandoo yi ñoo ko war a def. parce que dafa am loo xamante ne bu amee image yu quartier bi lay doon avant mu doon image yu ñi nga xamante ne ñooy def jëf ju ñaaw jooju. image yu quartier mooy leen dañ naan quartier sangam la am. wala quartier sangam lii xew na fa. donc loolu pour man ñi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier bi moo xam mi quartier boo xamante ne ay borom doole fa dëkk moo xam mi quartier boo xam ne ci banlieue bi la nekk moo xam mi quartier boo xamante ne waaw ñeneen ñoo fa dëkk ak yooyu yëpp ñi fa nekk ñoo war a jël seen ay matuwaay buñ gisee loo xam ne du yoon gis nga kii mi ngi exploité baar boo xam ne leer na la amul ay kayit mais demal nga boole ji ko nga wax ñu tëj baar bi gis nga ci koo xamante ne am na kër goo xam ne xale yu jigéen dañ fi guddi lañ fay nekk ak bëccëg nit ñaa ngi dem di dikk di baagante dem di demal nga boole ñu tëj ko parce que boo ko boolewul ban tëj ko yow moom da ngay mel ni benn genre complice bu taxaw di seetaan téye di am ci koñ bi parce que ëllëg sa doom bu fa duggee wala sa doomu dëkkandoo wala keneen koo xam ne da nga gis nga xàmmee ko sa yaram daw
su boobaa dafay fekk mu trop tard. te su boo ko tëjoon nag amaana mën nga dimbali xale boobu ba doo am accès ci kër googu. en tout cas li ñu seetlu mooy que ni nit ñi nga xam ne si ñooy dëkk ci quartier yi defee noonu wala suñu ñun habitants yi nga xam ne si ñoom ñooy dëkk ci quartier yi yu mel noonu dañuy seetaan trop ba nga xam ne si ni police moom mooy mujjee def ay enquêtes te yooyu mën nañ ko di collaborer ak police te doo ci sax feeñ. nga mën a dénoncer yenn pratiques yooyu nga xam si ni ay pratiques yu ñaaw la ba nga police teg leen loxo ñu éradiquer yooyu la nga xam ne si ni ay jëf la yoo xam ne si ni rafetul ci image yu quartier bi mais rafetul aussi ci image yu Sénégal. mais xam nga loolu li koy gën a waral mooy sama yoon nekku si la ñuy wax ñoom ñu ngi koy def ñoom la sama yoon nekk si kër gële dañuy def nangam sama yoon nekku si or sama yoon nekku si boobu ëllëg mën nañ dem ba sa yoon nekku si te bu fa sa yoon di nekk amaana na sa yoon di nekkee du la gënal parce que day dem ba mbir moo xam ne dafa lay concerner de façon directe wala de façon indirecte mi ngi mel ni ki nga xam ne dafa dëkk ñoo xam ne dañuy exploiter bar nga ne sama yoon nekku si ñoom seen biir la mandikat yi ñoo fay dem wala ku bëgg a dem adulte nga def yooyu bis ñu mandi am ñoo xam ne jubal nañ sa buntu kër wala fekk sa doom dox ñu këf téléphone portable am wala ñu am kuñ fa jam su boobaa sa yoon daf siy nekk moo tax nekk si koñ dara di fa xew nga naan sama yoon nekku si wóorul sa yoon nag ci nekk parce que ci koñ bi nga dëkk nga xar si sa tànk tubéy ba lépp loo xam ne lu bon la loo xamante ne lii leer na ne fu mu jëmee koñ bi du doon lu baax nga taxaw ci xeex ko ba mu jóge fa pour man responsabilité boobu la habitant bu nekk war a am ku nekk boo jàppee sa koñ comme sa kër ku nekk boo jàppee bayaalu koñ bi comme sa ëttu kër je pense que koñ bi dina set lépp loo xamante ne lu bon la dina jóge ci koñ boobu parce que affaire prostitution bi ñuy wax fële ca nu mu tuddati sax Dalifort li gën a garaawal mbir moom mooy xam nga dafay doon genre ay réseau lay doon xale jigéen yi fa nekk voilà xale jigéen yi fa nekk mën nañoo copte ñeneen ci biir ainsi de suite te xam nga réseau boobu nga wax sax ci la bëggoon ñëw kër yooyu d'habitude ñi ciy dugg bon ñi nga xamante ni wax nga ko réseau la ay borom doole lañu ñoom ñoo fay ñëw lu bëri parce que dame bi li mu wax mooy que ni moom soo ñëwee da ngay am daf lay tegal. xale jigéen ñi nga taal yaay choisir. donc soo choisir après moom passe bi daf ci am pourcentage mu nekk benn commerce boo xam ne si ni tamit mën nañ ni ñi nga xam ne si ni tey am nañ doole te mënuñu taxaw ci mbedd mi peut-être que ñu leen di gis. ñoom ñooy bëgg a def loolu rek ñu dem ci li nga xam si moom mooy maison close yooyu di fa amal yooyu jëfin yu ñaaw yooyu. loolu tubaab da prosélytisme. prosélyte moom la ñuy wax xale bu jigéen bi ki nga xamante ne mooy ki dafay def genre entreprise mooy daam boobu ñu jàpp genre entreprise da koy def jël ay xale yu jigéen boo amee client mu ñëw mu tànn kenn après fay la yow après nga xool nooy di fay parce que moom li mu expliqué nee na moom moo leen di dundal. moo yor seen sécurité bi parce que am nañ koo xam ne moo fa nekk tamit yor sécurité bi. xam nga loolu genre liggéey la boo xam ne dafay encourager pratique boobu. comment daf koy encourager parce que bu dajee benn xale bu jigéen comme ni nga ko waxee léegi ku nekk ci mbedd bi doon taxawaalu peut-être amul sécurité wala xamul fan lay taxaw xamul fan day ñëw rek adhéré carrément ci kër gi. te li gën a graaw li gën a dangereux lu ñu wax li nekk ci kër gi mooy dafa am ay xale yu jigéenu ndaw yoo xamante ne focceekoo guñ sax si nen. voilà mooy initiation bi. voilà parce que ñooñu daf leen di dugal former leen teg leen ci li nga xamante ni moom mooy yoon bi. li ñu bu ñu ko mënee tuddee noonu c'est-à-dire def leen li ñu tàggat leen dañ leen di tàggat leen ci li nga xam ne si moom mooy ci jaay sa bopp jaay sa bopp mu nekk loo xam ne si ni également dafa yàq société ndax waaw dañ leen di former société bu mu am vraiment dafay yàq la mu fay mën a yàq dafay bëri dañ leen di former école de formation daal la yoroon école de formation la yoroon en même temps ñii bu ñëwee jàll nga teg xool ku góor ki bu ñëwee catégorie bu mu bëgg mu tànn bu weesoo loolu am na xale yoo xam ne da nga leen di boole ñoom ne ay mag lañ ay prostituées professionnel lañ ñu màgget ñu xam métier bi ñu tàggat xale yu jigéenu ndaw yooyu donc kon gis nga loolu dafa am professeur maanaam voilà kër ga waaw mën nañ ko tuddee noonu kër ga dafa amoon ay professeur ñiy jàngal ay xale yu ndaw ci biir donc kon xam nga loolu kon degré gravité dam boobu li mu doon def tey jii xale bu jigéen bu mu jël dugal ko foofu noonu bul xam ëllëgam nu muy demee naka lay def ba jël doomu jàmbur ba dugal ko fa et puis bu ñu ko laajee mu ne c'est normal moom mooy encaisser xaalis bi parce que moom moo leen dundal moom moo yor seen sécurité moom moo yor loolu lépp donc pour vous dire que moom dafa tooñ ñar bu yoon encore une fois parce que li mu doon def yëpp dara jaaru ci yoon te maintenant comme ni nga ko doon waxee léegi nii gis nga boo jëlee benn fait social bu mel ni genre prostitution ñoom bu ñu amee ci bërëb dafay doon loo xamante ne seen dañuy am ay effets yoo xam ne dafay tasaaroo dafay tas du doon effet boo xam ne dafay concerner benn couche sociale wala kenn mais dafay bëri ñu mu laal tey jii da ngay imaginer xale bu jigéen boobu nekk ci kër ga di fa dund ki mu koy seqal ku góor la déjà bu seqee ku góor gi kenn xamul ndax jàngoro mën na faa sosoo parce que parfois tamit kenn xamul ndax carnet bi mat na yu yëpp kenn mënu koo xam ku góor kooku muy seqal ku góor kooku marié la wala célibataire la
donc da ngay gis chaque fois rek dafay am ay mbir yoo xamante ne ci ginnaaw kii def acte bi ak koppar yi ñuy am fu mu ko jëmee après parce que dafay ay milieux yoo xamante ne souvent sangara drogue wala alcool sangara alcool cigarette dafay jobbaa jonge dafay bëri ak saaga wax ju ñaaw parce que ay débauche bi la porte débauche bi la lay ubbil carrément dugg nga fa léegi boo fa duggee ne ku bëri ñoom du ñu jombati rus duñ jombati naan duñ jombati tux parce que li koy waral mooy yenn acte yi wala yenn mbir yi pour nga def ko dëgg-dëgg foog nga xaw a tàggali ko sa sago wala yenn mbir yi pour nga def ko foog nga am noo mel léegi loolu nag mooy waral ñoom buñ duggee ci mbir yooyu di ci nekk souvent dañuy doon ay xale yu jigéen yoo xam ne ñenn ñi dañuy tux ñenn ñi dañuy naan ñenn ñi pour ñu saagala du doon loo xam lu jafe si ñoom parce que su ma defee benn parenthèse bu ndaw mës naa def benn genre étude boo xamante ne kii la woon dossier de recherche la woon boobu su ma juumul ñu ngi doon def sociologie première année xaw ma deuxième année ñu ma defee ko fii ci Fann Relais nga gis xale yu jigéen yi jaay seen bopp waxaale bi ak mbir mi ñu koy defee nga gis ñii ni ñuy saaga ni ñuy tuxee benn genre immersion boo xam ne da ngay xam ne yow ci beneen monde nga dugg boo xamante ne ñii ay mère la ñii ay xale yu jigéen yu ndaw lañ beneen dund la ñuy dund solidarité bi am foofu jàngatu pour man beneen monde la boo xamante ne soxlawul lu ko alimenté parce que monde boobu bu ñu ko alimenté ëllëg li muy indi mooy dafay gën a am doole te bu amee doole mooy waral yenn infidélité yi mooy waral yenn yu bëri yoo xamante ne mën na dugg te su boobaa jàngoro ji da koy gën a yokk ci société bi rek parce que société bi li mu am jàngoro rek dafa doy mais tamit xale yi jigéen ñi initié foofu tamit war jar na taxaw ñu def ci li nga xamante si moom mooy waxtaan Moustapha ndax ay xale yu ndaw la ñuy nekk xamuñu dara ndeysaan maanaam sax dëkkuñu Dakar dañoo jóge ci yeneen dëkk yi ñëw fii pour ut liggéey ñu influencer leen dugal leen ci liggéey boobu xaalis bi gis nañ xaalis yu bëri wala ñi ngi faj seen ay soxla rek ñu dugg ci liggéey bi seen ay parents sax duñu xam lan la ñuy liggéey véritablement duñ ko xam ba tax na nekk na loo xam ne si ni aussi boo amee doom mu nekk fii Dakar yow nga nekk ci dëkk ba sa xel dootul dal ndax bu ne waxee ne damay liggéey rek te xamul lu muy liggéey wala lam la wax ne la lay liggéey tax amaana mën na bañ a nekk loolu donc tamit dina tey xel daal Cheikh Mahfouz da nga laal point bu am solo mooy exode rural bi ak xale yu jigéen xam dañuy bàyyi ko dëkk ba ñëw souvent ñi nga xam ne dañuy wëlbati seen bopp mooy ñi nga xam ne dañuy nekk fii di liggéeyu jànq nga def ko pendant 6 mois 7 mois nga dajax sa benn xarit boo xam ne mi ngi teg cheveux boo xam ne ça coûte 200 000 francs sol loo xamante ne te pratiquement yéen a ñëwandoo yore téléphone boo xamante ne yow yaa ngi dund loo yow daal yi nga sol boo xamante léegi mu décollé ci mbedd mi mu ne la man fi ma nekk jàmm ak salaam la da ngay nelaw di yeewu kenn du ma sonal dañ may jox xaalis ba mu doy muy dund bu normal kooku bu oyofee bopp facilement nga ëf ko nga fëgg ko mu dem parce que danaa naan mën nga yónnee par fin du mois temps kër ga mën nga def temps du ñu xam ci loo nekk affaire yooyu donc loolu lan lay wane ci suuf mooy pauvreté ndóol gi donc ndóol googu nag bu fekkente ne dafa am doole ci dëkk bi xam nga ndóol dafay loo xamante ne bu nekkee ci société boo xamante ne valeurs yi amuñu doole dafay simple yëpp di sànni ni ndox di màbbalee bâtiment bu miir bu dëgërul noonu la ndóol di màbbalee yenn jikko bu dëgërul parce que bu fekkente ne ki xale bi amul benn fondation bu dëgër ci éducation de base bu fekkente ne xale bi amul yar bu dëgër bu ñu def ci moom bu fekkente ne moo ñaalewuñu ko ak yenn valeurs yi bu ko fa ndóol fekkee rek am bu ñëw day fëkk da koy fëkk yóbbu loolu mooy war a ngis ku jóge dëkk ba ñëw def quelques mois rek après ñu fëkk yóbbu am ñoom sax duñ jóge dëkk ba am na ñoo xam ne fii la ñu nekk réewum taax màggee fi yaroo fi def lépp mais guddi la ñuy liggéey bañ a yemale seen i bëgg-bëgg bañ a yemale seen i bëgg ak bëgg loo xamante ne seen i wayjur amu ko amuñu copain bu ko am ñu bëgg koo dund di seetaan si télé bi ñoo xam ne ñi ngi dund lu rafet lu nice nga daje sa benn xale bu sa benn moroomu jigéen mu lay gis nga ni nga mel nii yow exploité woo sa bopp yow gis nga ni nga ni te am na ñoo xamante ne fii wala waroo dund lii te am na ñoo xam ne prostitution déguisée la ñuy def prostitution déguisée boobu mooy lan tey jii Mahfouz jëlal la benn appartement Mahfouz dafa am jabaram chaque fois bu ko neexee bu liggéeyee ba 12h30 wala 15 mu pause dem ca appartement ba yenn saa mu tàggoo séminaire sali dem ci appartement ba def fa week-end mais loolu prostitution la parce que Mahfouz mooy fay appartement bi donc mi ngi noonu donc ñooñu di ko dund léegi kooku nag teg la si appartement bi di la jox xaalis di la fay par fin du mois bu amee dara ñëw jox la di la dundal nga foog ne yaa ngi dund sa dund benn un bon jour lay jël daal di sànni la fële sa àddina changé dootoo xamante nu mu demee fekk doyal na ci yow bëggatu la gis li nga doon def prostitution la mais en tout cas c'est important mais nag di préciser que ni am na ñoo xam ne également ñu ngi jógee ci dëkk bi ñëw fii ci Dakar di gagner seen vie honnêtement di liggéey que mu nekk jigéen ñoo xam ne si ni jigéen ñu brave la ñuy nekk ay xale yoo xam ne si ni jigéen lañ di liggéey seen liggéey ni mu waree di yónnee seen parents li ñu am mu bari mu néew ñu yónnee ko seen ay parents parce que tamit ni nga ko waxee yar bi ñu leen yar la
valeurs yi ñuy def ci ñoom la moo tax mu kenn pour nga yàq leen dafay xaw a def mais am na ñoo xam ne si ne moom ñi ngi fii ci Dakar am na ñoo xam ne si tamit dëkkuñu fii lu leen fëkk dafa yomb parce que li nga wax pauvreté bi daf ci am solo bu baax a baax mais Moustapha xam naa ni li ñu cëraloon ci waxtu daanaka jeex na de Dóor waar mi ngi may piis donc xam naa mu lay bàyyi rek nga daal di tëj njëkk jotaay bi. waaw jotaay bi fi ma koy yëkkatee rek mooy tey damay ñaax ñi nga xamante ne ñooy wayjur yi surtout ñi nga xam ne dañoo am ay doomi jigéen yoo xamante ne dëgër nañ ñu ngi ay adolescente lañ war a weesu nañ période boobu noonu ñu gën a bàyyi xel ci xale yi. parce que sa doom du question ni dafa jógee dëkk ba ñëw fii rek mi ngi lay yónnee chaque fin du mois rek nga jàpp ne mi ngi ci ay yoonu jub dafay baax fii fépp foo nekk ci Sénégal léegi yàlla def na ay tali yoo xamante ni mën nga def quelques jours ñëw passé ko fi même bu fi amul mbokk sax nga xool nooy def ba xam sa doom si li mu nekk wala nguur keneen koo ko boole sax ku ñëw xool la sa doom si li mu nekk je pense que c'est très important am ñoom dañuy bàyyi xale ñu dem rek à l'aventure noonu bu ñu ñëwee fii tumuranke bi dugal leen ci yenn yi ñu ne su ma si defee tuuti génnaat dem faf mujjee faa lang c'est valable aussi pour xale yu góor yi noonu lañ am na ñoom noonu la ñu duggee si jaayam drogue bi noonu la ñu duggee ci agression bi damay ñam rek damay ñam rek waaw damay dugg génnaat waaw li si dugal génneew la ci parce que benn milieu mafia la boo xamante ne boo ci xësee ba dugg rek après caaxaan génneew la ci donc loolu nag waajur yi nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne tamit ñi ngi fii ak seeni ay doom tamit ñu gën a veiller ci éducation bi def rek moo ñaale xale bi ay valeurs yoo xam ne dara du ko gaaw a fëkk parce que xale dina am looy def ci moom ba bu demoon gis nga tey jii damay def benn parenthèse am na ñu bëri seen doom bu ñu dem université dañuy tiit parce que dañu université lépp fa am lépp fa nekk lu nekk lañ fay def noonu mais am na ñuy dem génn université lañ jàngee tux am na ñoo xam dañ doon tux université lañ bàyyee tux ça veut dire que ku nekk rek nit nga nekk ci bërëb taxul bërëb bi déterminé forcément surtout boo amee yenn âge ak yenn at yi kon loolu yaakaar naa ne ku nekk war na ci bàyyi xel def éducation bu am ay valeurs yu baax ci xale yi su ko defee fu ñu dem mën faa nekk te duñ la gàcceel surtout. loolu moom mooy je pense fondement bi moom mooy éducation de base je pense que suñu ko assurer rek lu bëri mën nañ ko réussir donc am na solo bu baax muy éducation de base ñu bàyyi ci xel bu baax a baax yi nga xam ne si ni ñoom ñooy ay parents yore ay xale donc am na solo bu baax a baax ndax xale moom léeg-léeg dina am fu muy toll dootoo mën a nekk ci wetam moom kese moom mooy nekk te la nga def ci moom rek moom mooy feeñ loolu moom moo koy gunge moo koy yóbbu donc c'est important mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tey ci le point de la rédaction muy li xew fële ca Dalifort ak kër goo xam ne si dañ ko tëjoon waaye nag ndekete école de formation la woon daal benn jigéen moo fay yor ay xale yu ndaw ay xale yu jigéen di leen former ci prostitution ba tax na ñii di gendarmerie des mœurs daal dina leen teg loxo ñu toll ci fukk ak benn donc loolu lañ indiloon tey loolu li ni mel nag mi ngi xew le 21 bii ñu génn le 21 août bii ñu génn foofu ca Dalifort ñu indiloon ko tey doon ci waxtaanee jaarale ko ci li nga xamante ne moom mooy jikko yi valeurs yi nga xamante si ni moom la ñu war a inculquer ci xale yi ngir ñu mën a xam fan la ñuy teg seen tànk bu baax a baax Dóor waar moom moo nekkoon ci réalisation bi ak technique bi di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp bi ngeen di topp suñu ay programme Sunugal 24 di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau yeneen actualité jaa ngeen jëf